L'association Lumière d'enfants de Marseille propagale Farnaï Nana. Ok, jadi program tadi awal kumasa itu kan sudah imam di Salanai, barang itu dah mer Palmare, isu ada di barang itu dah lain kemudian chef de base de Jumla, kalau bukan chef de Jumla, awal itu dah musliman. Jadi kita perlu agak lain musliman yang agak kulit de Jumla, untuk sejauh Jumla Papalia. Kita dah nak wikat nak jauh Jumla Papalia. Koy cokan co da imam rek te yalla nay avant de maria ko rog na jiranda nanu ha roga bek na tente bisel yasam roga wodanum roga wagan yasam te fi na barke no tuler muhammad sallallahu alayhi wa sallam musede mer ingid marok julli no tuler muhammad to ngid mam fa aci ñop kuwe ko ko na fop ingid maden sallana de no kino kinagara men na jam ya sam te hadna jam kena sona ten ya sam roga siktom na barke muhammad jam som bugoten ya sam roga fi jam na barke muhammad a'udzu billahi minas syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتلك وجتنا آتينا إبراهيم على قوم ندعو درجة ما تساو إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا نوحا وهديناه من قبل وسرياتهم وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وهنسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل ويسحق ويونس ولوطا وقال فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم اللهم إني أسألك رأت عند الموت وعند الحساب اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك يا الله يا متهلك أسألك بحق سورة الواقعة اللهم يسر لي على رزق في كل مكان اللهم يسر لي على رزق في كل مكان اللهم طهر قلوبنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبقنا ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما بارك الله لنا لي ولكم ولسائر المسلمين وكل عام وأنتم بخير صلي على محمد Palmarin terus maire commune Palmarin yete hoya ma fa kala ma mina représenter kan na cérémonie fa he alama la lamin
anda que tana bo choisir mais aha telemba ma woto pour le président de la commission santé et action sociale de la commune de Palmarin kon domenovo kon wara wa représenter man dignement mais bon ko da fa lay fay itam wara mo gid ma monsieur le maire mero dinum da toujours exemple bay lui sekale ba jeune que fatangari danjal sa te bay parce que via mais était un débat étudiant yen monsieur le maire ministère donc toujours les sauvages ak way kon imbara mo ngi de monsieur le maire ni gonna monsieur lui sek parce que Palmarin Dionewar ñoo jori fop lengo o de tanga na configuration géographique et difficulté len kay ñew désenclavement mais heureusement désenclavé kon ken jamo to la malay me na santé tan nu matériel la ba tay on a ten rek yokkute on a santé ba xana tax we ndone den topato do balu am baw mbi service correctement kon we ndone den dimbalay duin and dimbalay da nun parce que jamma jiange ñoo jor je Palmarin a jianga ba jiange Palmarin je mana kon il faut mo lenke kon imba ambe la kino panum na ultivay andone te nu cioide pour nu ba topato so lake population vai l'exemple lay ka parce que o je ayoba mais na mo vi ka betemi ana jafe nya kon ambara prévoir nete waré na zikri et tereb expérience fa ñowuma parce que léegi ko ki Palmarin wa andone a jiran au lieu de jël ambulance te ñaa pas taxi parce que taxi les plus accessible kon ambulance ke mbare ser imbaram be yakil wa we do ne je dole pour jeune dafa daga rek te wa hele beno a régler na te wadi kon ken rom a jeedu a ñura ka wadu malay to dalna no way no lay no ngaru meke e num ñew men jam to nom to fa jam fop ngi basit nun fa jam wa salam voilà assalamu alaikum mbolo fane ina simna autorité ke tewna men mberta no monsieur le sous-préfet ndonten maire Palmarin indana kaddu musuke fi dam ro abdom na déplacement fane fa dal fane simna monsieur le maire fane aussi de la commune de Dionewar heno nga on de baref nda ana sola population simna caade ke tewno men teref ñojora teref Dionewar teref fayla ngin ma den salana den akara de ngarna fa dam ne nom to fa jam inshallah rabbi joyeux ke koy teref auto ke ndawna teref ambulance ke famga angara no waxtu den wine sonea lele go refo laber jota waro jotuma waro jota auto itam prête ciono fane famga atanga bo tewat na bay na togin ingi dim gangi dim monsieur le maire ke corrélé na koy teref entretien fane famga déjà ñojora famga commencé il y a un compte pour l'ambulance ken ko idée fa mbax fane teni calqué ka njangin bo imité bo mbintam tiadeke teref compte fana ngar kare men population fana bo sikten déjà monsieur le maire hana sikane indabine na show fane mais ken ay ko ina sikan ken dal ingila population ke fo ba sikten bonne volonté ke sikten extérieur manam expatrié ke en sikten ingila rek fedam barabis ka jalla nayin baram may malade ka bisa wala bok ajanga malade bisna fedam teodit anom tor na sago bo a di fa jam inshallah ba ngir ma fop rek ngir ma be accompagner ne fop wa salam ngir ma fop merci beaucoup watullah taala barakatuh molo fane inu simna nun ziare anun basno anun basanta vraiment dia contenté fam mak na cérémonie fane kena jey da hanne parce que ino fop il y a chono fane chono nang ilke pour o jedanga malade fana war do na évacuer vraiment chono fam mak refe wu ino fop population fane na commune fane i anda chono fane chono ina donc il mo fanga hanne bo inje ambulance attaque ka andona ga na disposition centre de Niodior rek centre de santé de Niodior pa poste de santé de Dionewar vraiment ingidim tanaro waaw an nga alhamdulillah chono fane wax deg a wajwa
inshallah itam ambulance keke fedam dem baram may ke dem isa i nay an ngaw jiriñum maka rek i in way ngidma ten a maire fane ngidma ten partenaire ke andona ga den ma koy in fop bo i njea ambulance ke assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh jerejef i pare nga ken fa be monsieur le maire Thionga ten fane andona ga o nga cérémonie fane ke ja ten taw te expliquer ambulance ke ande du mo je haden fa gestion fane dama amu koy bisde fanam caate tadike amba ho jiriñol te ambulance ke asalaamaaleykum mbooloo fa ne ngeen baal ma xam naa damay def wax olof pour permettre ñi nga xam ne peut-être dégguñu séeréer bu ñuy wax ñu xam tuuti ci li ñuy wax donc bu ngeen gisee cérémonie bi boo xoolee cadre bi amaana mënoon na gën a rëy nii wala mënoon nañ ko gën a organiser nii waaye xam nga jóge Niodior jóge Dionewar wala jóge Fayla bëgg a ñëw def ci cérémonie Jifeer dafa xaw a jafe mais man personnellement je tenais à ce que cérémonie bi am parce que dañ nekk ère boo xam ne lépp loo def te communiqué woo ci rek day mel ni voilà nit yi communication la ñu xam daal donc maa ngi nuyu monsieur Lamine Sarr c'est comme ça waaw Lamine Sarr mi fi teewal maire Palmarin bi donc ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le maire Louis Seck donc bi ma ko waxee ne dañuy ñëw Jifeer pour réceptionner ñaari ambulance def ma ne xool leen fi ngeen koy defee rek amul problème donc foog naa noonu la ko defee boo gisee tamit ñu tënk cérémonie bi tamit dañu waroon commencer 10 heures waaye xam nga naaj na te am nañu soxla donc mënuñu nekk fii joxe discours yu bëri cérémonie dafa nekk cérémonie yoo xam ne sax jarul wax boo ñëwee wane li ngay dafa nekk cérémonie yoo xam ne li ñu naan tumbali du teew ñuy nataal dafa xaw a ndoog loolu loo wax rek benn wax bi ngay wax leneen li mooy tamit dañ may reprocher souvent ne mairie bi du ñu faral di inaugurer wala du ñu faral di réceptionner mais damay wax samay collaborateurs tamit ne leen réception wala inaugurer dafa am un coût dafa am coût dafa cher donc mais nag comme bu ili nekkee ili ba léegi suñu maam ya ba tey mosuñoo am ambulance oto ñu koy soog a am mënuñu woon bàyyi événement bi rek mu passé inaperçu maanaam ñu ñëw rek commencé dawal oto yi sans pour autant que ñu def benn cérémonie symbolique rek pour wane ne léegi ili en tout cas commune Dionewar am nañu ay ambulance donc foog naa moment bi en terme d'organisation wala ni ñu koy téye duñ ci mën a sori parce que loolu waxtaanu technique la mënuñu ko épuiser fii waaye li ma bëggoon wax rek mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp boo gisee cérémonie bi ñu def ko du pour mairie bi wax ne indi na ambulance mais dafa am ñoo xam ne dañoo dox dafay ay action dafay ak ba ambulance yi yegg si fii tey ñooñu mu ñu la jox ambulance rek nga xëy rek di ko dawal donc foog nga médiatiser ko wane ne li ngeen ñu jox yegg si na si jàmm ñu mun koo gis seen bët ñu xam ne ah li ñu jox commune Dionewar jox ko Niodior jox ko Dionewar jox ko Fayda yegg si na fi ñu ko moom donc boo gisee beneen ambulance bi bu ñu bind centre de santé Niodior commencé na daw avant ñuy def cérémonie bii donc mosuñu ko présenter population yi waaye population yi xam nañ ne am na ambulance boo xam ne coopération belge à travers Enabel indi nañ ko jox ko centre de santé bu Niodior
dëgg la état Sénégal moo ñu ko jox dëgg la coopération belge moo ñu ko jox waaye suñu loon docteur Mala Sarr parce que ay ambulance yàgg na ñëw Sénégal yàgg nañu gis ci télé bi ñuy joxe ay téeméeri ambulance waaye mosoo dégg ne am na ambulance bu ñëw pour Ili donc dama bëggoon seedeel docteur Mala Sarr su loon moom Mamadou Lamine Sarr mais ñun Mala lañu mu gën a miin su loon moom ambulance bi duñ ko jot donc dama bëggoon wax ko ci kanamu nit yi ñu xam ne comme moom foofu lay liggéey moom moo tax ñu jot ambulance bi tey donc amaana bëggoon na ñëw fii tey waaye emploi temps moo chargé moo tax ñëwul fii beneen ambulance bi dafa am benn waa Ngajoor bu nekk France ñu naan ko Nourou Ñing bu ñu ñëwee université ñoom ñooy suñuy grand jàngee na ñoojoor nag xam naa am na ñu ko xam fii moom France la nekk am ay tubaab yi mu xaritoo ONG bu ñu naan Lumière d'Enfants bu nekk Marseille ñuy amay ambulance ñuy joxe un peu partout ci Sénégal wala ci Afrique mu xalaat ne suñu commune bi war nañ ko mën a war nañ ci mën a am man bi may ñëw université ñoom Nourou ak ñoom Lansana Sarr mi toog ñoo ñu jiitu ñoo nekkoon suñu ay grand ñoo topp si ñoom université donc woowu ma directement sax waaye Lansana la woo Lansana Sarr conseiller expliqué woon histoire bi foog naa man tamit Lansana moom ma njëkk a woo wax ma affaire ambulance donc ci loolu tamit mu informer conseil bi informer le conseil municipal pour xool nan la ñuy def ba indi ambulance bi donc ni ma santee gërëm docteur Mala Sarr noonu laa war a aussi santé gërëm Lansana Sarr parce que amaana seen xaritoo ak Nourou moom moo gën a tax mu wooñu pour wax ñu affaire ambulance bi donc Lansana tamit mu ngi fii teew Mala teew mais ñu lay sant di la gërëm ci facilitation yi yëpp bon dara kump ko ci ambulance bi luñ ci dox de A à Z xam na ko donc peut-être que moom dama koy bàyyi rek moom am naa occasion wax ko mais ci tënk daal dara ump ko ci ambulance bi de A à Z luñ ci def rek xam na ko fu ñu ci toll aussi luñ ci war a jéem rek jéem nañ ko ci ginnaaw bi ma santee Nourou aussi ambulance tamit neexul a génne boo ñëwee port day métti am na suñu benn papa bu ñu naan Falang Sarr douanier donc si formalité douanière yi moom moo ma boole ñi nga xam ne ñoom la ma war a boole ba tey ambulance bi génn sans pour autant que mairie bi fañ a fay dara donc et puis yombalal procédure yi ba mu gën a gaaw ni mu gaaw ni mu xam ne ni la war a mën a gaawee léegi nag boo gisee ñun aussi ñu bëgg bi may falu maire boo xoolee ku nekk am nga ay yéene yu bëri pour sa population mais ñaari yéene ñoo ma gënoon tiis mooy ñu am ambulance benn ñaar ñu am benn quai bu ñuy débarquer fii Jifeer yéene yu bëri na mais ñaari yéene yooyu ñoo ma gënoon tiis te ñoom laa gën a nekk yéene yoo xam ne bëgg naa mu am parce que dafa nekk amaana am hôpital neex na am école neex na am leneen neex na waaye xam nga di mattu ñëw fii di yegg si ay cette place dafa métti et puis dafa xaw a ñaaw wala di gaal bu yegg see fii Jifeer bu ngeen waree wàcc seen yaay di xam nga ni ñuy wàccee ñuy boot ñuy daanu xam nga yooyu yëpp dafa rafetul te comme yàlla def na benn bi nga xam ne te xam naa ne yéene boobu bokk naa ko ñu bëri maanaam ambulance bi ak quai de fii bu ñuy débarquer dafa nekk loo xam ne suñu dignité
moo nekk un peu en jeu am na question de sécurité mu ngi ci waaye dafa nekk aussi un peu question de dignité suñu dignité dafa xaw a nekk en jeu maanaam ci évacuation bi nit am na fu muy toll boo ko dugalee cette place daanaka dafa ñaaw donc tey bu fekkee ne yàlla def na benn yéene bi ñu am ko ñun ñëpp mu sotti ñu ngi ñaal beneen yéene bi te monsieur le maire Louis Seck mun na ma seede dañ ciy waxtaan lu bëri dañ ciy dox lu bëri waaye xam naa ne ak état Sénégal avec le projet de désenclavement des îles bi nguur bi commencé am na ñu ci xam dara yaakaar nañ ne du doon lu yàgg même foog naa démb xam nga barki démb ñëw nañu fii ci commune bi ay chinois pour def ay mission de c'est pas compris pour xool projet yi nan la ñuy defee fii Jifeer kee def ko Dionewar def ko Niodior un peu partout dans les îles def ay pont d'affranchissement mercredi bi may wax yéen sax war nañ ñëw Niodior pour benn réunion au niveau de l'arrondissement donc yéene boobu aussi jàpp nañ ne su projet boobu yeggee dina sotti donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa nag lim bi day métti donc maa ngi fi gis les chefs de service maa ngi di sant leen gërëm di sant samay collaborateurs conseils municipaux yi teew fii yëpp suñu moment yi ku ma fàtte rek amaana mënoon nañu jël kàddu gi di ko joxante chef de service yi wax conseil yi wax chef de village yi wax délégué quartier wax représentant alcali wax mais dama jàpp ne mën nañu tënk rek ñu xam ne cérémonie bi bu ngeen xoolee 16 sax au départ 36 laa fi indi woon donc pour wan leen ne dañu ñëwoon day symbolique au départ 36 rek laa fi indi woon mooy responsable dëkk bi ak yenn chef de service yi ñu dem ba ci kanam ñu yokkaat ay yeneen 16 donc bu ñu nee cérémonie symbolique rek cérémonie symbolique la parce que bu nekkoon beneen cérémonie dañuy indi ñaan ñi ñëw leen di ngeen tëgg ñi ñëw leen ngeen wëy ñëw leen ngeen def nii mais comme ni nañ ko bëggee woon rek mun naa jum nag ci conception bi waaye su fekkee ne ni ma ko xalaatee baaxul ngeen jéggal ma mais yéene gi daal ëpp na loolu yéene gi ëpp na loolu donc ñëpp ñu si jàpp daal yàlla na leen yàlla fay képp ku si jàpp képp ku ci jàpp mu jege walla mu sori maa ngi lay sant di la gërëm defaluñ ko kenn suñu bopp lañ ko defal defaluñ ko kenn suñu bopp te balaa ngeen di xam ne defaluñ ko kenn suñu bopp lañ ko defal ce qui est sûr et certain ça va sauver des vies parce que nit ki perte nga benn minute mu tax nga faatu tey boo amee ambulance balaa ngay départ Niodior wala balaa ngay départ Dionewar balaa ngay départ Fayla chauffeur bi day taxaw di la xaar nekkul da ngay ñëw fii di waxaale ak cette place wala di waxaale ak kii temps boobu ngay perte yàlla xam na ne dina sauver ay vie dina sauver ay bakkanu doomu aadama donc loolu kenn mënul xayma njëriñ gi mu am ci askan bi sama waay wax na lu am solo par rapport ak ambulance bi modalité yi mairie bi dina ci gàddu lu bëri pour yombalal affaire yi li ci njëkkam mooy mairie bi avant ñuy ñëw wax nañ ne moom mooy gàddu ñaari chauffeurs yi moo leen di fay te bii commencé ambulance su Niodior bi nga xam ne moo démarré donc def nañu contrat ak chauffeur bi actuellement mu ngi bokk ci personnelu mairie bi bii tamit noonu lay demee donc képp ku jël pour dawal ko dañ lay jël di la fay ci xaalisu mairie bi mais leneen li mooy nañ jël essence aussi di ko ci yokk pour nga xam ne malade bi su waroon def ñeenti junni wala juróomi junni mu jaral ko mu ne non feebar naa waaye xaaral ma jël cette place parce que su ma fayee junni wala ñaari junni naa dem dañu fexe ba loo xam ne mairie bi joxe ambulance ñu ubbi compte pour ambulance bi bépp bonne volonté bu ci mën a def mu def ci participation comme ça ambulance bi sax mooy gën a yomb nga dem jël cette place parce que ñi jël cette place jëluñu cette place parce que dañoo bëgg jël cette place waaye dañuy feebar di xalaat ay ordonnance di xalaat ay frais di xool lu gën a yomb pour mu yóbbu leen donc loolu kese la mais je pense que l'exemple de Niodior bu ñu ko suivre dina gën a yomb pour ñun ñëpp donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà di baalu ñëpp di ñaan yàlla comme ni ko ñëpp waxee rek mu bañ a jëriñ waaw mu bañ a yóbbu ay malades yu bëri parce que
kenn ñaanul yàlla dugg ci ambulance bi kenn ñaanu ko yàlla waaye nag comme mun nay sauver ay vie mun na def lu bëri donc dañuy ñaan yàlla bu amee occasion wala bu amee situation bi rek mun ko régler aussi facilement donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba salaam jërë ngeen jëf. Merci beaucoup monsieur Antoine Sarr kallay fane leeram to fome ajiniñat comme leytanoona rek refe événement fo maak ka symbolique na ref to fame ken solution fana a mosa mos kino kina waro dako mate kenna ine ngidma wen teewna meen fop fame ke funa refena woni fe te refna ref ka présentation fane na ambulance ke équipe lo ten Ok, comme nous avons dit, on a une cérémonie de présentation ambulance à Dagake, dans la commune de Dionewar. Tereva Niodior, Dionewar, Fafalia. Il y a Allah Sanassar, tereva acteur politique, Famene Nawai Light. Il a une can Harakiu na ambulance à Kengarna, mais Haramba ou Pataïn. D'abord, il y a une population vanée. On a le guidement aussi plus particulièrement à monsieur le maire de la commune de Dionewar. Na initiative fan tejena aussi fa volonté fan tejena depuis na te fale ino ngi aga e jema parce que tam refna commune fana annaga commune fanga sare fana ngana ngola jo jafe nya projet jumtu kay nda isante o yalo ne anona ga président de la République Macky Sall na coopération allemande to teje aussi yo bi ino arefna ma a facilité ke anona ga ten ref d'abord don fan et nagar te ref ambulance ale ke ref na ci d'abord te ref pour le centre de santé de Niodior parce que hop ina naga a Niodior a fiye centre de santé dikander ka itam te ref ambulance ale annaga te ref les amis lumière des enfants de Marseille aussi am bo nsikit ke annaga te ref gox fane na esprit fane ndef na mbo hayay fane weke nje wa kanje giano de garando de ndef fi site kon kenal lalta hanne ga a Niodior Dionewar den ndef leng o leng wa he daira na den inda itam ngid ma ten we anona ga aussi den sikute na baax ino na kebisid na interef njem mayan bes fane rek i ndolean aussi ke annaga te ref monsieur le maire na bes fane ke annaga besuma ref te bisit cérémonie de présentation ka annaga sa fo politique parce que ino fop mbo wan Niodior ya so le ngay bara mbaw den tok ken dal den bisidu in men jërëjëf ine ngid mam
waaw mais gidma fop a jema fi koy nda koy on tenait quand même à venir pour ne serait-ce que population fan o njiriño nge te ɓiska koy ana yoɓan fop évacuation keken fop keke chantier ref a jel lakas ka i mbarna songay ensemble pour fop a moƴo ñof comme nete leytuna ti joma ref ti sutura ref nda itam ti saga ref ken ten ta boy ino ten nda room mada ref ino itam merci beaucoup na engagement Niodior TV ngidma aussi Mame Cheikh TV i njiya calel ke de jalla calel cewu solo merci jërëjëf na cérémonie fane comme nete leytena monsieur le maire a janga discours um a leyam mayu mais lañ ka laaj personnellement xane i njiya ambulance commune fane jehin Niodior Dionewar fa Falia xane um conseil cooɗ ka population fane mbuguna njefandikoor ta pour te waawo ñaaƴa paato baro lenga son teen i ke buɗɗuma lay no sawlen i nonanga kanonga jafeñ to a kiid lolan i donc ngatanga ba fadel rek de anga keke pour te waaw jiriñ il faut que kino kiina a fitena kena paax a kena keke yedona teen te ref nga a jeg compte ka mbetena pour entretien fa essence ambulance ke donc ka a wara ref ka andoona o kiin o kiin man no ɓiyo Niodior refna man no ɓiyo Dionewar refna man no ɓiyo Fayla Bale refna ten nga ten jewa ambulance le refe nga xan ne jehim malade rek e participer kiim donc o jeyange malade fop nu kana jeeme ten jeem yen ten a kena ke nu jenam malade baro ɗeet nga a ndoxwanga cette place xan rabid 2000 francs te ɓisaam Mbour ana jel wa nga kene calculer ka to keke a wajalanga xaƴa i mbake ndox ten na discours fane xan ne na a waɗanga rabid nena njunni xan wiin we participer bo rabid temeɗ ɓetik et donc ka xa faam nga ref kenanonga ten moƴu soxal wiin we donc den nga aussi ambulance le i pour malade a ref i refe pour o kiin wa inoona rek refe comme o jiyanga rendez-vous o xooya ambulance le fata ɓisaam a ɓisanginam o commencer lema ye ambulance la in way cotiser a to fiyen to ka ambulance nangi ɓisa rendez-vous ambulance le urgence a nongo ɓisa i pour tel leer no qooke wiin we urgence tena ɓisa donc urgence koy ne non antuna rek nga waro yaqamti fad me jofa manam leyange rek na seer rek mo ñaw kino no ga ala ca son te na ɓisa wala fudna digante yokke donc no te wana accoucher wala genre ken donc wa fudna digante rek te na ɓisa ana men aussi ana no ɓisida complication caata ken parce que na wiin nga no yok we nga no mbele expliquer jiram rek ambulance le bum te ɓisam na ngi reta ndaxa wa refna digante rek adana ɓisa comme wa refna te wana mucca wala no nga xan ne wiin we ñofange a mbornil rek a jega o ñusuma wa yok men donc mi kete gagner ka pour te ñofan ken to bo ambulance le ino amana koy keti ko giyo nu ka paccan rek ana ja exception manam kene nga refa mena Niodior a jiri miñu wala a jega cafa ɗom wa ke ñaaƴ wala peut-être qu'on a cette place xana ɗom donc ken na taxa bo exemple nan nen xana laaj médecin fane wala sikna ambulance a siktin parce que kino waye ngaay pour te ngaay cette place la ja a wondo na cette place le donc comment ambulance ke men a njenge urgence ka xa wa ɓisa den te ref nga andoona we men a njir na koy ñaaƴale ten jafeñu donc a paftanga ken daal wa refna digante rek ten war wa roqona ambulance ale i jërëjëf monsieur le maire i ne ngidma pa ngeɗanam ke yoqna ro yoɓan inchallah